ñun ñooy jël suñu alalu bopp di xeex pour lan pour sénégalais yi xam li nga xam ne moom mooy dëgg ci affaire Adji Sarr bi maa ngi leen di ko wax tey nag maa ngi leen di avertir ndax fan yii di ñëw di ngeen gis masiba naaru laay sama diggante ak yàlla ak yonente bi am naa ay scandale yoo xam ne ci affaire Adji Sarr bi am naa ci ay leeral yoo xam ne ci affaire Adji Sarr bi billahi wallahi tallahi boo leen ko déggee di ngeen bàyyi àddi ci affaire Adji Sarr bi am na ay nit yu ci impliqué wu ay kilifa yu ci impliqué wu affaire bu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw Sénégal nag dafa doon ab réew moo xam ne je pense que am na luñ ci jot a mën a wax mais dama leen bëgg a indil vidéo bii nga xam ne jéggal leen ma parce que problème bi ma am mbir mi dama ci xaw a bees bii nii xam nga bu ñuy ne manipulation des masses Omar Faye te loolu dama ko bëgg a lancer dama koy cof parce que xam nga nit bu amul benn njariñ ci dëkk bu mérité wul dara doo perte temps bu bari ci moom Omar Faye lëndëmal Sénégal mi nga xam ne tey moom moo toog fële ci plateau Bougane Gueye Dany bi Omar Faye lëndëmal Sénégal mi toog ci plateau Bougane Gueye Dany bi Omar Faye boo leen ko laajee magam xam nga moo tax ñu leen di ne toujours problème bi dafa rëy le grand frère de Omar Faye tëj nañ ko ci siif maanaam ci li nga xam ne moom mooy violé au moins 4 fois grand frère Omar Faye bu mu bokkal ndey ak baay tëj nañ ko ci siif au moins ñeenti yoon ba juróomi yoon ci violé donc ñoom dañu xam loolu gis nga baayu Omar Faye moo tax ñu ne la apples don't fall far from the tree maanaam pomme du wodd lu sori taatu garab gi baayu Omar Faye mel na baayam mi ko jur train bi daan rombal gerte bi Rufisque laaj leen ko waa Rufisque moom dina xam li ñuy wax baayam moo doon nit ñooñu di tëb di yéeg ci kaw train bi di sàcc ci gerte gi xam nga ko ñooñu mënuñoo kooku mënul bokk ci famille bu baax donc am nañu ci moom ay dossier on le connaît mais bi gën a grave mooy Omar Faye est un mercenaire mais du mercenaire u Macky Sall xam nga doomu aadama yi lu bari dañ koy réeree mbir Omar Faye n'est pas un mercenaire de Macky Sall déedéet Macky Sall dafa am mercenaire am tey ki nga xam ne moom mooy Birima kooku mercenaire u Macky Sall la ak yeneen journaux yeeg télé yi ay Yakham Mbaye ak ñoomin seen ñooñu ay mercenaire u Macky Sall la Omar Faye c'est un mercenaire boo xam ne moom dafa yor agence de mercenaire moom maanaam dafa yor bikam ak xalimaam ak làmmiñam bu doomu aadama nekkee ci jafe-jafe ak doomu aadama day xool ki nga xam ne dafa sàcc ki nga xam ne moo tooñ te yor kappor day dem seeti ko waxtaan ak moom ne ko boo ma fayee ma défendre moom noonu lay doxee regardez ce danger déglu leen ma encore pour Omar Faye mi nekk foofu ci Sen TV muy lëndëmal Sénégal mu tuddee boppam leeral Sénégal déedéet lëndëmal Sénégal la tudd Omar Faye xam nga li muy def day xaar ñaari doomu aadama yu am jafe-jafe ku mel ni Tahirou Sarr ak Ousmane Sonko yorul ay koppar yu mu jox doomu aadama day indi ay leeral bu indee ay leeral doomu aadama yi newul kenn gëm ko wala nga bañ koo gëm dafa ne nga dem gëstu ko te saa boo ko gëstoo doo ci mën a dindi lu tolloog tarfatal ay ni parce que Ousmane Sonko nous a parlé de 94 milliards il nous a parlé de Tahirou Sarr il nous a parlé de Mamour Diallo Tahirou Sarr bi mbas mi amee dafa bind chèque 1 milliard jox ko président de la République du Sénégal Tahirou Sarr lan lay liggéey ba am 1 milliard Tahirou Sarr ñun ñi ko xam bi muy mujjee ñëw Amérique dafa doon def trafic de visa dañ ko refoulé ci aéroportu Amérique bii dañ ko delloo Sénégal nee leen Tahirou Sarr mu dagg billet Sénégal nee leen ko Tunkara nee na ay milliardaire la xam nga milliardaire moom bu fekkee daf ma bëgg a fenloo suba mën naa dagg billet jël jabaram ne maa ngi dem vacances ci Amérique te ñëw Amérique bokkul ci ay destination wu Tahirou Sarr parce que dañ ko jàppoon ci trafic de visa donc kooku
manta jékki-jékki doon milliardaire suba amul loolu yenuwul maanaa xam nga ne ñun on sait que loolu yenuwul maanaa donc Tahirou Sarr jël 1 milliard jox ko Macky Sall Tahirou Sarr bi ko Ousmane Sonko waxalee lii ba léegi moom ak Mamour Diallo dañu activer lépp luy réseau defkatu ñaawteef ak ay nitu defukatu lu bon ñu jël leen def lan ne leen dañoo bëgg a daaneel Ousmane Sonko à tout prix dinaa leen wax dara de yéen a ngi toog di wax Adji Sarr di wax ce jeune mbay la ngeen yaakaar ne le complot c'est entre Adji Sarr voilà le jeune mbay Macky Sall lalul complot bi ngeen jéggal samay kàddu Macky Sall gars yi dañu defar seen complot ba pare ñu présenté ko mu kontaan lool mu yaakaar ne atu lañ ko indil moom xamul ne ay nilaar ñoo ko wër liñ ko indil baaxul mi ngi mel ni nga toog sa kër man je suis businessman xam naa li ma leen di wax nit ñëw ne la dama lay jaay diamant nga ne ko bon mu ne la waaw am naa diamant bu baax mu ñëw ne la diamant baa ngi nii yow gistuwuloo diamant bi nga yëkkati sa 1 milliard nga teg ko ci loxoom nit ki dem ba mu demee yow nga soog a jël sa appareil nga ne da ngay contrôler diamant bi moo dal Macky Sall gars yi dañ ko indil lii nga xam ne moom mooy tappale bii biñ ko indilee ñu tegal ko sur la table gestuwu ko sax alhamdulilahi rabbil alamin cay li ma doon war a ngi nii Ousmane Sonko mi ma sonal amal nañ ma ko ay waay man fa ma jëm laa ilaha illallah Muhammad jàppi leen ko ngeen indil ma ko Macky Sall lii la wax loolu moo tax ngeen di dégg ñu ne leen plainte bu njëkk parce que Adji Sarr c'est bel et bien que peut-être jéem nañu d'abord bu njëkk jéem a paraxe def benn plainte parce que mënuñu woon jàpp Ousmane Sonko ci benn délit Ousmane Sonko jegewul laalewul donc duñu am preuve léegi bi ñu mënul am preuve ba mënuñu am preuve comme ni ko Birima waxee bu dee loolu mooy li nga xam ne am nañu ñoom benn gendarme corrompre ci biir gendarmerie Sénégal te ñu ngi xaar gendarmerie nationale ak ngeen mën a génnee communiqué ndax bi fi Guy Marius Sagna waxee dañuy jàpp ay doomu aadama di leen maas ci seeni ay cuccu ak seeni ay xuur xam nga lan ngeen def da ngeen génne communiqué weddi ko ne non bu leen ñu accuser ñun nangam n'est-ce pas Birima Ndiaye nee na Adji Sarr ça fait 1 mois de cela ñëw na gendarmerie nationale def plainte bi mu defee plainte yéen waa gendarmerie nationale ngeen ne ko non amuloo preuve demal nga uti ay preuve nga indil ñu te defe naa loolu du liggéeyu gendarmerie nationale donc génn leen gaaw ngeen def communiqué ñu déglu bu dee Birima moo wax dëgg génn leen ngeen bind communiqué vraiment tout ce que Birima Ndiaye a dit on prend nos responsabilités c'est vrai voilà tout ce que Birima Ndiaye a dit on prend nos responsabilités c'est faux archi faux et moi je pense que c'est faux archi faux man loolu laa gëm ñu ngi leen di xaar de boo leen génnul ñun duñu seddal wax ji bis bu ne dinañ ko delloo siwaat bis bu ne dinañ ko delloo siwaat bis bu ne delloo siwaat ko ba ngeen wuyu fàttaleku leen dara de 4 junni doomu aadama ñooy seetaan te ñu ngi partage xam nga kaddu gi balaa may pare ñaata nit a koy seetaan 200 junni nit whatsapp bi mu dugg fa YouTube bi ma dugg fa 1 million de personnes dinañu déglu kaddu bi balaa semaine bi di jeex Sénégal te gendarmerie nationale génn leen ngeen leeral seen bopp parce que boo leen leeralul seen bopp coow dina am Sénégal de parce que ce qui veut dire que ñun on est en danger notre gendarmerie nationale est en train ñoom ak ay doomu aadama ñu ngi liggéey pour lan pour jël sénégalais yi gàkkal leen loolu gendarmerie nationale du seen cër gendarmerie nationale lii seen cër mooy ñoom ñu àtte dëgg man Ousmane Tounkara bu ma ñëwee ma wax lii nga xam ne moom mooy toj-toj ma def tojaange bu ma defee tojaange nit ñëw ne leen diw def na tojaange da ngeen koy woo ma leeral ne incha allahu rabbi Tounkara lii nga wax diw lii la wax donc ñun def nañu li nga xam ne moom mooy suñu PV procès verbal rek lañu gendarmerie mën a def gendarmerie mënta àtte nit juge mooy àtte nit procureur mooy koo xam ne moom mooy topp nit
avocat défendre nit déglu leen ñetti affaire yooyu mu différent gendarmerie dafay jël li nga xam ne moom mooy ay kaddu parce que procureur mënul toog bureau benn doomu aadama ak ay nitam ku ñëw rek ñuy jël sa information déedéet donc loolu liggéeyu gendarmerie la gendarmerie mooy ñëw nga mu déglu la mu entendre la comme ni ko gars yi di waxee bu la entendre muy bind nag parce que bëggul rek déglu li ngay wax moom muy décider parce que moom il n'est pas le décideur moom il n'est pas le juge du la juger moom da lay déglu rek gendarmerie du attekat léegi bu la dégloo yow nga ñëw fa diw sàcc na sama 50 saaku mango ñu ne sàcc na 50 saaku mango waaw fu mu ko jëlee nga ne waaw non garabu niim bii nga gis moo jur mango yi garabu niim bii moo leen jur ba mu mat 50 saaku gendarmerie day xam ne yow mii ànduloo ak sa sago ñu ne la diw lii mënuñu koo topp pardon excuse nous case close wax amul fii demal ciao duñ la ne demal indil ñu ay preuve dañ lay ne wax amu fi maanaam yow nga ne mango lañ la sàcc ñu ne la mango yi fu mu jógee nga ne garabu niim bii moo woddal mango yi loolu yenuwul maanaam gendarmerie du ci attardé donc léegi Adji Sarr ñëw ne Ousmane Sonko daf ma siif gendarmerie nationale amuñu benn maqaama bu tolloog ñu ne ko demal indil ñu ay firnde amuloo preuve donc Birima ñi muy waxal dof yi lay waxal xëy na du borom xel parce que loolu dafa yenuwul maanaam kenn du dem gendarmerie di porter plainte ñu ne la non amuloo preuve parce que siif ci taat lay nekk xanaa gendarme bi dafa ubbi taatu xale bi jël lamp niit ko lambaat ne ko kenn siifu la Birima xanaa loolu la gendarme bi def parce que nit bu ne dañ ko siif dañ koy yóbbu ci docteur mu ubbi ko gynécologue mu xool ko léegi gendarme bi moom xanaa gynécologue la Birima laay laaj de xanaa gendarme bi gynécologue la gendarme bi nga xam ne moom la Adji Sarr doon waxal xanaa moom il est gendarme en même temps gynécologue en même temps juge en même temps procureur xanaa loolu nga ñu bëgg a wax Birima parce que man yaakaar naa ne non je pense bien que non man gawuma lool man yaakaar naa ne gendarme bi gendarme la du gynécologue donc Birima yow boo toogee ci télévision nationale ngay wax yu mel noonu télévision bi bàyyi muy jàll man maa ngi bëgg a jël seen crédibilité di ko mettre en question parce que télé bu dee dëgg wax dëgg askan bi moo la tax a jóg waruloo nangu yenn waxu dof yi ñu koy wax sa télé buñ ko waxee da ngeen di war a leeral seen bopp ngeen ne écoutez-nous bien kii li mu wax ça n'intéresse que lui ça n'engage que lui ñun engagé wuñu waxu dof la wax parce que sinon vous risquez tous d'être discrédité te man déjà awma yaakaar ci yéen man jàkkaarloo boobu wallahi bu ma ko ubbee di ko seetaan dinaa leen wax dëgg yenn saa yi ma zappé wala ma tombé ci bu ma ci tombé ak Pape Djibril Fall di wax wallahi al azim damay simmi sama mbaxane daal di teg ci wet bi def nii c'est un fils digne du Sénégal te dëgg rek lay wax xale boobu yenn saay da ngay gis ne il est gêné il est dans des situations très compliquées mais dafay wax dëgg bi xam nga wax katu dëgg nit ku sell ci yàlla boo ko xoolee day feeñ cax si karamam il est beau il est calme il est poli il est respectueux day def nii mu déglu ndeysaan nga dégg buy wax mu wax digganteem ak yàlla kese bu paree mu teg lépp ci suuf mu may ñële ñu wax xam na ne li ñuy wax teguñu ko ci yoon mais c'est pas son moom du liggéeyam pour mu arrêter leen parce qu'il y a un modérateur xam nga saa boo gisee waxtaanu groupe day am benn doomu aadama boo xam ne moom mooy guider waxtaan bi daf lay jox juróomi minute jox kii juróomi minute jox kii juróomi minute loolu lañ tuddee modérateur ci tubaab donc le modérateur de TFM est nul parce que day bàyyi déjà Birima ñëw toog di wax nit ñi n'importe quoi loolu déjà c'est pas respectueux de votre part parce que bàyyi Birima mu ñëw toog amul benn xam-xam yéen xam ngeen ne ku toog dina gendarme dañoo dem defi déclaration def li nga xam ne vraiment c'est extraordinaire xam nga lu mel noonu bu amee au moins modérateur bi wala ñeneen nit ñi fa ne buuba mi yor oto ñaari pédale Buuba Ndour tey mu neex ko mu weex suba mu ñuul parce que keroog dégg naa ko ndeysaan moom it muy wax ci affaire Ousmane Sonko mu ne mais vraiment man li ma ci gën a naqari
vraiment man xam naa ne man ku ma yee xaaju guddi ne ma Ousmane Sonko siif na nit dina mu wóor na siifu ko mais xam naa ne am na lu fa xew Bouba tu n'es pas cohérent parce que tey bu ñu nee nit dafa sàcc mango doo dem police nga ne non sàccul mango mais yaakaar naa ne sàcc na gerte loolu yenuwul maanaam ci sàcc mango képp nga ko war a atte et je parle ci xam-xam laay wax parce que doomu aadama bu wér yow ñu ne la nit dafa siif nit nga ne non xam naa ne siif amu fa waaye am na lu fa xew mais li fa xew ñun intéressé wuñu ñun siif lañ ñu wax ñun dañu ne Ousmane Sonko dafa siif doomu jàmbur maanaam tëddee ko par force ba pare génnee ñaari fetal donc loolu du moment où nga exclure ko rek waxtaan bi is huis clos parce que yow doo yàlla yéen doo leen yonent pour juger doomu aadama xam nga tey bu doon dañuy juger rek ku cuccoom bi gën a dugg ci taatu jigéen gis nga Youssou Ndour tëddee na au moins téeméeri Youssou Ndour tëddee na au moins junniy jigéen et je prends mes responsabilités Youssou Ndour lu mu tuuti tëddee na junniy jigéen junni te déglu leen ma Youssou Ndour bi xamee wuñ ko fi junniy jabar Youssou Ndour ñaari jabar lañ ko mas a xamee donc bu ñu calculer tëddee na 998 jigéen yoo xam ne duñu ay soxnaam xam nga li may fi may waxee donc mais loolu du débat bi quoi c'est pas le débat xam nga débat bi du nga ne voilà yow Bouba Ndour ci boppam man xam naa la yow xam nga on se connaît mon ami on était là yow amul Youssou Ndour fu mu tëgg soirée soluloo sa jiin ak sa taat yu wow yooyu ak sa wowaay nga dugg di won doomu gali na yow frère Youssou Ndour nga xale yi jigéen yaa ngi may dégg de bu dee damay fen nañu ñëw ñu ne ma damay duul Youssou Ndour buy tëgg soirée Bouba Ndour du seetaan moom day doxantu ci biir soirée bi di wane ne moom rakk Youssou Ndour la day xool groupe xale bu jigéen bi xale yu jigéen yi gën a rafet mu jël ci benn on se connaît Bouba tu es mon ami on se connaît xamante nañu Bouba te loolu bu ko Sénégalais yi bëggee confirmer dem leen laaj kii Kebs Thiam ndax Bouba Ndour ak Ousmane Tounkara xamante non laaj leen waa Amérique ne leen ndax non Bouba Ndour sax loolu sax sori na numéro mi ngi sama téléphone bi dinaa ko posté ci kanam ngeen gis on s'appelait waaye bi ma demee di tàngal seen temps yi dafa daw man dama xam Bouba Ndour bu baax ma xam Birane Ndour bu baax Biram di xale bu baax ndeysaan Birane Ndour muy xale bu baax ma jéggalu ah muy xale bu yaru pour te dire man ni ma xamee Youssou Ndour taawam bu jigéen Coro Ndour la tudd elle a 36 ans je la connais xam yaayam mais du ma yegg foofu Birane Ndour ma xam ko bu baax pour est-ce que du ma gën a garaawal wax ji sax tey est-ce que du ma may Sénégalais yi exclusivité sax xaaral ma may leen exclusivité wala jaru ko man Ousmane Tounkara samay responsabilité laay jël en 99 j'étais très jeune j'avais une vingtaine d'années man je sortais avec la fille de Youssou Ndour Coro Ndour c'était ma copine au Sénégal xam nga loolu dara gënu koo leer donc loolu dafa leer te ay seede am nañ mën nañ koo confirmer donc man dama xam Youssou Ndour man Youssou Ndour du ku ma xamul c'est quelqu'un que j'ai conduit dans ma voiture ma taxaw ci pharmacie jëndal ko ay garab mu lokk ko ay garabu drogue mu lokk ko man Youssou Ndour dawal naa ko sama oto man maa leen wax lii donc bëgguma yegg ci li ma ko defal ak lu ma ko defalul ak li ma seq ak moom bëgguma yegg foofu mais je vais vous dire que man dama xam famille bi Bouba Ndour mii wax tey naan voilà Ousmane Sonko il n'a pas violé voilà d'accord je suis vraiment d'accord il n'a pas violé mais il a fait quelque chose mais arrête il a fait quoi est-ce qu'il est accusé de faire quelque chose il est accusé de viol il est accusé de viol li may wax nii nag ci Coro Ndour bëgguma ngeen jël ko nosti parce que booba xawma sama jabar maa ngi sëy ak sama jabar en l'an 2001 laa sëy ak moom on a 20 ans de mariage l'an 2001 laa sëy donc bi may xam Coro Ndour xamuma sama jabar donc pour muy leer bu leen yaakaar ne Ousmane yi ay defkatu ñaawteef lañ donc il faut arrêter non c'est pas privé du ma arrêter hein c'est pas privé rien n'est privé dans ce débat ce n'est plus privé du moment où ñoom ñu ngi jël doomu jàmbur bu set wicc di ko bëgg a takkal ay ñaawteef ce n'est plus privé Ousmane Sonko doomu jàmbur la dafa am yaay am baay te vraiment yaayam ak papaam bëgguñu koy wax ci seen doom lu ñaaw buñ ko waxee te di ko waxee ci télé Youssou Ndour dañ leen di tontu
nee naa leen li ma am dafa bari wallahi al azim dinaa ko commencé génnee benn par benn par benn par benn dossier par benn dossier dinaa ko liññati ba mu leer man duma nëbbatu duma dellu ginnaaw duma yox-yoxi duma arrêté duma rétrogradé damay avancer te damay foncer te damay tamponner mur bi wax naa leen ko mu leer li ma wax nii ci Youssou Ndour xam naa lu ko raw ci Macky Sall dinaa yeggali nag Youssou Ndour ak Bouba Ndour balaa may ñëw ci Macky Sall Bouba Ndour yow da nga daan génn ay soirée ñun dude we out bi may mujjee wax sax c'était à la 34e muy soirée Youssou Ndour booba tu étais même marié avec Viviane yaa ngi am jabar Viviane ngay doxantu di xool ci xale yi ngay tebbi ci xale yi di ci dóor booba yaa ngi am Viviane tu nous emmerdes ngay ñëw voilà Ousmane Sonko non vraiment je suis d'accord qu'il n'a pas violé je suis d'accord il n'a pas violé mais am na lu xew mais c'est extraordinaire vous êtes nuls am na lu xew Sénégal dinañ ko lakk parce que am na lu xew donc yéen da ngeen di toog ngeen bàyyi ay nit di ñëw di fen ci seen ay plateau di fa wax ay ñaawteef di fa fen di fa duul ngeen ne voilà dinañu def lan mais arrêtez vous êtes mauvais yéen doo leen ay nit yu baax vous êtes mauvais yéen doo leen ay nit yu baax yéen ay nit yu bon ngeen yéen doo leen ay nit yu normal parce que Birima Ndiaye tey bu doon dans un état de droit tey ci suba la ko gendarmerie di convoqué immédiatement ne ko Birima vient nous répondre bu ñëwee ñu ne ko yow kan moo la wax lii nga wax parce que lii nga wax c'est grave c'est dans notre intégrité parce que Birima Ndiaye mi ngi ñëw discréditer lépp loo xam ne dina doon crédibilité Sénégal parce que tey nous on a des hommes de tenue gendarmerie nationale tey man bu ma déggee li Birima Ndiaye wax man ragal naa gendarmerie nationale sénégalaise man ragal naa gendarmerie nationale sénégalaise moi j'ai peur de la gendarmerie nationale sénégalaise parce que gendarmerie nationale sénégalaise nit dafay ñëw mu ne diw tooñ na ma ñu ne ko non demal nga indil ma preuve te dégloo guñ ko sax c'est extraordinaire léegi ñun suñu gendarmerie ay gynécologue lañu ñoom xale yu jigéen yi bu ñu ñëwee dañu leen di tëral ubbi seeni tànk xool ñu ne non kenn tëddeewu la léegi demal nga indil ñu preuve demal mu tëddee la nga ñëwaat ça c'est extraordinaire ça c'est dangereux parce que bu ma comprendre bien Birima li muy wax mooy gendarmerie moo tax lii am ce crime là aujourd'hui ce que tous les Sénégalais souffrent aujourd'hui gendarmerie nationale moo ko orchestré te pourtant c'est faux parce que PV bi gendarmerie nationale moo ko génnee parce que dañu xam ne injustice mi ngi ciy waaj a dox ñun gendarmerie bu génneewuloon PV bi du ñu am dëgg bi gendarmerie parewul enquête am procureur dafa nangu enquête bi ci gendarmerie jox ko juge d'instruction boo xam ne Macky Sall daf ko neexal waa këram jox ko ay koppar yu doy fan ngeen mësee gis ci àdduna bi nit bu dëgër xol ak sa xol nu mu mënee dëgër juge bu ñu jox dossier papam gaañu papam dee tey ñu jox ko dossier lijjantiwul dëju papam newul sax may leen ma une semaine wala ñaari fan wala ñetti fan si saa si mu ne convoqué leen ma Ousmane Sonko non mais Sénégal neex na Sénégal c'est extraordinaire Sénégal dafa neex man musuma gis dëkk bu mel ni Sénégal donc ñun da ngay ñëw fekk juge baayam dee baayam bi ko jur moo faatu génn àddina juge bi ñu jox ko dossier wu Ousmane Sonko li ma leer ba leer mooy juge bi liirul sax dossier xaarul sax ba liir ko ba pare biñ ko def d'accord Ousmane Sonko voilà indil leen ma ko il faut arrêter avec ça il faut arrêter avec ça vous avez échoué votre point xaw ma ban point ngeen bëgg a leeral Sénégalais yi but vous avez échoué da ngeen échoué xam nga lu tax ngeen échoué parce que vous êtes nuls yéen amu leen xam-xam vous êtes nuls parce que soo leen amoon xam-xam et vous n'êtes pas nuls wallahi dossier bii doo leen ko laal parce que soo leen jëloon seen temps xool di nekk ci biir dossier bii te ngeen bëgg a fexeel Ousmane Sonko di ngeen xaar ba ci kanam mais les gens je vais vous dire lu tax
lu tax ñoom xaaruñu Ousmane Sonko xam nga lu tax xaaruñu Ousmane Sonko parce que ñoom armée moo daan dem ci massage dama leen di wax dara de lii dafa grave de ubbi leen sànni nopp ngeen déglu c'est grave gis nga salon de massage boobu c'est une armée de personnes qui va là-bas wax ji dafa tuuti de ñuy wax ay waxu Adji Sarr ak diw déedéet salon de massage boobu ñi fay dem dafa bari de dafa bari dinañ ci ñëwaat nag beneen jour duma ko yeggali tey parce que il faut looy togg nga togg ko ba mu ñor pour nga mën koo yàq nit ñi lekk il faut ma togg ko ba mu ñor nit ñi mën a lekk te di ngeen kontaan billaay di ngeen kontaan billaay di ngeen kontaan salon de massage boobu nit ñu kilifa yu baari ñoo fay dem donc bi ñu demee fexeel Ousmane Sonko fexeel ko ba mënuñu ko amal dara parce que dafa woote nemmeeku tour xam nga nemmeeku tour moom bu ko wooyee mooy seen deal toj la parce que deal bi li koy toj mooy bu wootee nemmeeku tour dootul dem ci salon ba donc siif bi ñuy lijjanti du mënati am bi mu wootee nemmeeku tour dajale xaalis ñu xam ne waa ji à tout moment mën naa arrêter salon de massage bi rek ñu ne xaaral ñu attaque bu leen fàtte Khalifa Sall kañ lañ ko jàppoon mooy bi mu wootee nemmeeku tour Khalifa Sall dafa nekkoon ci ay nemmeeku tour dem Sénégal yëpp bëgg ko man j'ai eu la chance man Khalifa j'ai eu la chance de le connaître Ousmane Sonko awma chance xam ko teel mais Khalifa xamoon naa ko booba mu def nemmeeku tour Khalifa Sall Sénégal yëpp bëgg ko Khalifa était presque à la présidence Khalifa dara desewu ko woon pour ñu dem élection mu daan Macky nekk président de la République du Sénégal rek Macky Sall ubbi ay dossier woo ko te pourtant dossier yooyu mu ubbil Khalifa dossier yooyu yàgg na foofu maire bu fa jaar na ci dossier yooyu waaye daf ko ubbil Khalifa parce que bi mu xamee ne mënatul daan waa ji mu ne xaaral ma faagaagal ko Macky Sall is a dirty fighter moom la ñuy wax ci Amérique mooy mooy nit kuy xeex bu salte Macky Sall xeex bu salte lay xeex mooy nga ne nit kaa ñu boxe moom mu jël kaane xëpp ko ci say bët dootoo gis après mu lay dóoree ginnaaw boxe sax dafa am règlement karaté am règlement judo am règlement kii bépp bëre sax dafa am règlement il faut ngeen comprendre ne les Sénégalais sont éveillés xam nga nit ku yeewu moo gën a jafee xeexal ci àdduna bi Sénégalais yi dañu yeewu il ne se reste que même bu dee combat psychologique rek ñun gagné nañ leen ba pare parce que dugg nañu ci seen biir bopp yi on est rentré dans vos têtes we won this fight Ousmane Sonko tey APR ñoo ko wax dinaa leen tegal audio bi Ousmane Sonko 90% de la jeunesse sénégalaise gëm nañ ko ba pare 10% bi des ñoom ñëpp seen benn tànk mi ngi ci biir foofu ba pare donc parce que dañu gis seen bopp ci moom ñu gëm li muy wax parce que xam nga nit nañu wax nag Ousmane Sonko ëpp ñu xam-xam bu fi ñëwoon di wax ay waxu nasaxa xandang est-ce que Ousmane Sonko moo dàq Maître El Hadji Diouf wax Maître El Hadji Diouf moo dàq duul ci àdduna bi mais li muy wax yëpp ay duul la kenn du ko gëm El Hadji Diouf moo dàq wax ku dul Ousmane Sonko El Hadji Diouf moo la dàq wax mais lu tax El Hadji Diouf bu demee campagne ñetti nit lay am pourquoi parce que xam nañ ne duulkat la Ousmane Sonko bu doon fenkat bu doon yàqkat sénégalais yi ciblé nañ ko bu yàgg ñu ne ko noppil qui nous emmerde maa la wax lii Ousmane Sonko bu doon fenkat bu doon nit bu dul wax dëgg parce que li muy wax daf koy wax xam nga Ousmane Sonko daf ñu ne pétrole mu ne gaz am na Gajaga société biñ ko jox Forteza la tudd xaritu Macky Sall la Houston Texas la dëkk Macky Sall Houston Texas la am kër Amérique fii bi mu ko waxee xam nga luñ ko wax Abdoulaye Boun Dionne dafa génn assemblée nationale mu ne Sonko dafay fen toqu pétrole génnul Sénégal benn kilo liibaru gaz génnul Sénégal Gajaga teen bi explosé ba rey nit teenu gaz bi explosé Gajaga loolu vidéo yaa ngi fi Ousmane Sonko lu mu wax doomu aadama mën na teet ak baaraamam waaye léegi lan moo dal Sénégalais yi yéen ngeen defe ne ñun ñëpp ay dof lañ Bougazeli keroog biñ ko fi accusé faux billet lan moo xew dañ ko jàpp la main dans le sac gendarme bi moo def ay enquête am ba lépp leer ànd ak defkatu ñaawteef bi mu woo Bougazeli ci buntu assemblée nationale
Bougazelli génn ci biir auto député xam nga lan moo tax mu def billet ci biir auto député parce que ñoom dañu am laissez-passer am naa benn xarit bu ma doon laaj loolu ma ne ko leeralal ma laissez-passer mu ne ma gis nga boo yoree laissez-passer député man ngaa rey nit sax dugal ko sa biir oto kenn du xam ne mi ngi ci biir nga romb policier yi kenn du la ubbi kenn du la visiter donc Bougazelli loolu la xalaatoon dafa xalaat ne man bu ma defee lu ñaaw lii jël ay faux billets dugal ko sama biir oto kenn du ko xam donc xool leen différence boobu Ousmane Sonko ñoom ñu ngi lijjanti luñ ko takkal amuñu preuve Bougazelli mi ñu am tous les preuves au monde moom mi ngi këram di naan ataaya di génn sax di kaas yenn saay ak liñ koy jiij yëpp Bougazelli gi génn di kaas de jéggal leen ma ci reetaan bi yenn saay du reetaanu bànneex déedéet du reetaanu bànneex reetaanu naqaru xol la parce que damay toog bokk Sénégal ànd ak yéen nag bokk ko ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal man dong moomu ma ko yéen kenn ci yéen dong moomu ko ñun ñëpp a ko bokk sama yaay ci la bokk sa yaay ci la bokk sama pap sa pap sama waa kër sa waa kër ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk donc li nekk Sénégal ñun ñëpp ñoo ko war a jariñoo da ngeen bëgg ma wisal leen tuuti ci li nga xam ne mooy ay réalité dem leen ngeen laaj ay famille Macky Sall par exemple dama leen di jox exemple rek dem leen ngeen laaj Amadou Sall par exemple ngeen ne ko ndax xam na Sweet Beauty dem leen ngeen laaj Amadou Sall doomu Macky Sall dem leen ngeen laaj ko ndax xam na Sweet Beauty bii ñuy wax Sweet Beauté dem leen ngeen laaj ko ndax xam na ko c'est tout question la rek xam nga question moom bu la neexee mën ngaa junj rek nga bàyyi doomu aadama yi ñu xalaatal seen bopp keroog Ousmane Sonko daf leen wax dara nee na leen ngeen laaj Macky Sall ndax xam na Adji Sarr c'est important laaj leen Macky Sall ne leen ko ndax xam